asalaamaaleykum mbokk yi te nag Pape Abdou Fall moo nu woo fii tey si Jojo Meuble gis nañ fi Père Ba te ku gis Père Ba gis ne Papa Sow gis nañ fi aussi tonton Max te ku gis Max tamit ne waa Lansar Pape Abdou Fall nag xëy na dañu leeral ñaari ménager te li ñu fi def fii si Jojo Meuble Pape Abdou Fall maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay soxna Ndeye Coumba di la gërëm di la sant di gërëm Maguette Mbengue mi ak monsieur Ba Mamadou Ba ak suñu président El Hadj Bassirou Babou ak journaliste yi fi teew yëpp ak staffu PAF production comme ni nga ko xamee lamb moo daje fii lépp it aussi ci biir lamb la donc dañ fi daje waxtaanoon ci diggante Papa Sow ak Siteu alhamdulilahi rabbil alamin président Babou suggéré ñu combat boobu ba ni ko combat bi kat suñu frère Fallou Ndiaye moom moo ci nekkoon Fallou it ci ak mbaaxam neen président comme da ngeen doon dox la leen sottiwul combat bi maa ci nekkoon waaye jox naa la ndigal jël ko muy lu may rafetlu di ko gërëm di ko sant moom Fallou Ndiaye gërëm Babou parce que combat bi ci 2 heures de temps la taxaw bi ñu ma ko waxee ci laa dem kër père ba yàlla def ni moom ndax du fi nekk léeg-léeg day nekk ci liggéeyam moom ko woowee mun ma maa ngi Dakar ma taal oto bi ay 11h defe naa ni 11h30 maa ngi këram génn ko woo Max ñu joxoon rendez-vous nii pour finaliser ko lépp dans le cadre de l'intérêt de la lutte. kon mun nañu jàpp bi yoon delloo avance amul. waaw delloo avance amul alhamdulilahi rabbil alamin loolu yàgg na ci làmb te it li doon déranger Pape Abdou Fall moo doon ma waxtaan ak mbër dara desul lu dul jël si avance yi. man ma dellu gannaaw wala naan ana guy gi ana Dakar gi mais man ba may nekk di mbëbët combat boobu ci ay base yu leer laa ko teg ci ay charte laa ko teg ci ay kilifa laa waxal donc kooku du ci niveau Pape Abdou Fall alhamdulilahi rabbil alamin et puis adduna noonu la resuma inda laa wërsëgu jaam yàlla lu dul sa wërsëg doo ko jot li sa wërsëg nekk rek kay daal di jot moom ngay doxal. est-ce que mën nañu xam combat bi kañ nga ko prévoir tëgg. bu neexee yàlla ñun PAF production suñu làmb du yàgg saison bi dina ubbi na sax maa ni CNG dina woote pour ñu jël date yi mais du génn mois de mars su ko defee mbër mu ci daan yàlla may ñaanal la yàlla may la possibilité nga bëri fin d'année encore fin de saison. nga wax ni que Fallou Ndiaye moo nekkoon ci combat bi est-ce que tey amoo woon beneen combat boo xam ni yaa ngi ko prévoir tëgg bu dul Papa Sow Siteu. pour être honnête oui. mais xëy na lii la yàlla dogal incha allahu rabbi nañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ma di ko remercier waat parce que jàppale na ma en passant maa ngi nuyu gërëm yëpp association wu promoteur yëpp ñoom ñëpp bi mbir yi amee taxaw nañ ma jàppale nañu ma guddil nañ ma bëccëgal nañ ma lépp rek ci intérêt làmb ak bokk ndey bokk baay te jëf ji Fallou def daf koy firndeel kon maa ngi koy gërëm di ko sant di ñaan it ñu dugg ci lii rek ci bismillahi rahmaani rahiim yeggale ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla may ñu leneen ci fin de saison bi. est-ce que mën nañu xam parrain bi. waaw fu mu nekk nii fii ak ay fan yu néew danañ toog waxtaan ak ñaar ñi ñu ko seqal fu mu ne nii présentation la rek ak jël seede du dëgg liggéey bi day door a commencer nag parce que nag ñu dugg ci saison bi waaw commencer yëngal. jërëjëf Père Ba. sa poulet jóge na ci saison blanche mën nañu wax ni alhamdulilah ba mu amee combat. waaw loolu dëgg la maa ngi nuyu président Babou di nuyu Max di nuyu journaliste fi teew yëpp waaw di sant yàlla ci xam nga mbër moom bëre rek mooy liggéeyam li Max di wax tout le temps jour boo passé rek boo bàyyi perte la donc sant yàlla ci li bi ñu Pape Abdou Fall ci kàttanu yàlla dimbali ñu ba ñu am combat ci saison bi ndax daaw année blanche lañ def loolu dëgg la. gis nañu ko Papa Sow mbër yu bëri ni nga ko doon laaj est-ce que jafe woon na pour ñu jox ko ci Siteu mu nangu. waaw xam nga ñii laaj Papa Sow bëri na mais Siteu yàlla moo ko may loo xam ni yenn quelques mbër rek ñoo ko fi am nit moom wax ci mbaaxu nit du yàq sa mbaax dara yàlla moo ko may boobu bayre dañ koy ñaanal bayre boobu continuer yàlla may gul fan may ko wér donc ba Siteu tey mën na bëreeg sax roi des arènes su ko bëggee. ndax am na lu ko may donc bëreeg Siteu jafe na jafewul mais Pape Abdou Fall def na ci la mu ci war a def lépp fekk si ñun ci la ñu bëggoon moo tax combat bi am.
sa mbër nag fan la nar a préparé fii wala defagu leen planning de préparation. obligatoirement dana génn ñëwaat eggali entraînement fii parce que tey le soir tey ci guddi ni Papa Sow day tukki Espagne mais pour peut-être pas pour loolu pour une semaine pour dellu si waat et puis après commencer ñu dugg ci wàccaay yi quoi. jërëjëf comme Père Max tey ñëw nañu fii pour signature de contrat Siteu ak Papa Sow donc lu ñu mën a si combat bi alhamdulilah c'est bon. waaw li may wax rek mooy lu jot yomb mën naa jot tëdd yomb mais loolu déggin lay laaj ndax programme bi moom suñu borom a ko yor te lu jot suñu borom rek yomb combat bi daaw ba ren nit ñaa ngi koy waxtaane li ma naan mbër moom bu nit ñi dee naan ataaya ci seen diggante rek moo lay wane combat bu jaadu la kon ni ko ba waxee papa moo jiitu ci làmb mais papa it mbër la moo xam ne mbër mu ne bëgg ngaa bëreek moom ndax jomam ak parcours bu mu def ci làmb Siteu di xale bu lukkeeku yàlla may ko lim ko may moom it war naa mën a bëreek mbër yëpp mais wërsëgu Pa Abdou Fall la ndax yeneen promoteur doon nañ ci wax rawatina Fallou Ndiaye am na ñeneen nit ñu ci doon wax mais dañuy rafetlu kàddu Pa Abdou Fall Pa Abdou nag dañuy sawar ci bëriloo ko ndax du bii mooy premier combat bu mu tëgg Siteu ndax su ma juumul bi mooy 4e combat bu mu tëgg Siteu dañ ko ci ñaan rek yàlla defal ko ci réussite yàlla defal ko ci ndam ndax Pa Abdou Fall moom njariñu làmb lay dox bi làmb méttee promoteur yu bëri retiré wu ne làmb day dee dafa laxa saa yu ne làmb du dee moo tax léeg-léeg saa wu ma woowee ma ne ko am nga ndam ndax xam nañ yéeneem ci làmb te toujours ma ne lekkul dërëmi làmb li ko war rek mooy jàpp ci développement wu dëkk bi rawatina làmb kooku duñ def loolu di ko ñaanal waxuma ko ngir li mu teew ndax man lu ma gëm rek laay wax mais loo ci mënti dégg daal dañ ko ciy ñaanal yàlla defal ko ci lu koy njortam mbëri nag ñoom ñoo ci des promoteur bu yëkkatee alalam jox la contrat yi na nga ko respecté signature contrat yi na nga ko respecté fu mu la wooyee na nga ñëw nga remplir sa contrat jërëjëf. gis nañ combat bu muy taxaw fekk fi Siteu est-ce que dafay continuer toog foofu noonu continuer entraînement wala boog dina yibbi si. non Siteu waroon na sax màggal si mais mën ngaa lim moog Zos fekk ko fi moog Sa Thiès fekk ko fi moo guy gi fekk ko fi fii moo guy gi Pape Abdou Fall moo ko tëgg mi ngi toog fii di jokkoo ak Siteu bi ñuy joxe avancé kon bëriwul lu combat Siteu di taxaw sax di ko fekk parce que ñi koy doxal ñi ngi fi te it nag am na ci ñoom confiance ndax siiwul ñu ànd ak moom dañoo àndal moom ci début bi ba mu dégg daal yi kon moom loolu yàgg na combat am di taxaw fekk ko extérieur. ku ne Siteu nekk combat MMA est-ce que léegi dafay tege ni MMA bi ba pare ak Pape Abdou Fall soog a duggaat si MMA bi. non contrat bu ne da koy respecté fi ne contrat bi mu am mooy combat bii digganteem ak Pape Abdou Fall ndax Siteu ku ne xam ne ne lu mu am lu ne làmb ji moo ko may. waa Géejawaay am ci waa Jàmmagën am ci moom yaakaar Lamsaar am ci moom yaakaar Jonwaar gi mu dëkk ak mbokki séeréer yëpp am ci moom yaakaar xalaatuñ ne dafa war a bëri rek dem dañoo xalaat ne fu mbër di toll war na fa toll kon moom dafa am lu mu dëgmal te yeggagu fa dañ koy ñaanal nag mu yegg fa. Ndiaye Pape Fall wax Fallou Ndiaye nit ku dëggu la nit ku baax la. damay président Fallou nit ku dëggu la ku baax la. parce que ñun bi mu ñu contacté après def na sorti sax mais ñu déggul ñu wax ci après woo na ma ne ma déggubal ma ne ko loolu mooy yoon yow comme yaay génnee yow boo waxee loolu am problème mais bii wax na dëgg dafa ma woo ci téléphone Pa Abdou wax ma ak yooyu ma xam ne diggante Pa Abdou jàmm rek moo ci nekk nit ku dëggu la nit ku baax la vraiment ku baax ñu koy gërëm di ko sant wasalaam vraiment dafa def loolu rafet la de parce que sama tey bi ma demee kër waaw vraiment laa ko passe per ba. waaw jërëjëf rafet na Max rafet na per ba damay dolli rek ci li nga wax léegi per ba Fallou bi ma xëyee ñëw sa kër bi ñu waxtaanee ci laa la paas Fallou xamal na ni amul benn nuance ci suñu diggante këyit lu mu jàppoon ba ko ci nga commencé waxtaan ak man donc combat bi mu ngi ñu ngi ko taxawal en l'espace de 2 heures de temps wala moins de ça donc loolu day wan rek fluidité bi am ci association promoteurs yi ku nekk loo bëgg sa morom bu ci nekkee taxaw nga yëkkati jox ko làmb jëm kanam et puis loolu la ñuy xaar ci làmb loolu la ñuy xaar ci sport ñu fas yéen nag ànd ci ak yéen dugg ci bismillahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu jàppalante ci intérêt wu làmb man ci loolu laay dox ci laay yëngu
donc mën na làmb am rek que mu doon ma sàmba wala ma demba na làmb dox fu mu taxawee ne karañ moi je ferai tout bu ma yàlla dimbalee ba ñu yëngal su ko defee te li ma leen wax na ngeen ko xool làmb bii bu yëngoo nii yeneen yi ci des yëpp day daal di yomb incha allahu rabbi yàlla na ko yàlla mottali jërë ngeen jëf yéen itam jërëjëf Max Père Max jërëjëf Père Ba jërëjëf Père Babou jërëjëf journaliste yi fi teew yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant tàllal nañ leen loxo nag incha allah ñu fas yéene ci liggéey lu rafet waaw incha allah. Pour l'association des promoteurs. Boubacar va essayer de compléter. waaw loolu Boubacar jégal. C'est bon. waaw mbokk yi ñu ngi jégluwaat bu baax a baax xam nga dañoo am association des promoteurs comme ni ñu koy waxee tey mu dal directement ci boppu président bi loo tax xëy na dina am ay compléments yoo xam ne Boubacar Niang dañ koy tàllal micro ñu bëri xam ko ci journalisme waaye tey moom dafa sol mbubb bu promoteur ana lan la association des promoteurs mën a compléter ci li nga xam ne moom la président wax. waaw Birame maa ngi lay nuyu di nuyu sama confrère yi fi nekk yëpp même bu fekkee ne kàddu gi moom kàddu promoteur la waaw association bi dañuy rafetlu bu baax a baax combat bi nga xam ne parce que Pape yàlla moom la def ne mooy suñu président et mu jiite association bi nag jiite mu am solo boole ñëpp man mën naa ne bokk naa ñi mujjee dugg ci structure bi mais wax dëgg yàlla dafa mel ni tey jii yàgg naa ci lool ñooru wuñ ma deful dara te lépp aussi ñu koy gërëmee promoteur yëpp mais di jël gërëm gi di ko teg ci loxoom amoon lu fi weesu ñun naxarlu ko loolu kenn ku ne di ko ñaanal yàlla mu am lu dàq loolu te yaakaar naa ne combat bii nii di Siteu Papa Sow ku ko dégg xam ne macha allah combat la ni ko Papa Sow waxee démb rek perba fekkee nga ko combat boobu ñeewul lenn combat yi 100 millions yi wala 200 millions donc vraiment ñuy ñaan yàlla promoteur bi li mu bëgg ci combat bi yàlla may ko lu kawe njottam ñu fekk ko tal ko mu nekk réussite u làmb développement wu làmb jërëjëf bi promoteur yegg ba pare Papa Sow génn sorti ne dafa mel ni li jëntewul sax 100 millions yu jàmbur yi parce que la muy am daal ñeewu leen est-ce que kon dafa da ngeen xaw a jege lu mel noonu. waaw mais bien sûr parce que xam nga boo xoolee déjà Pape wax na ko Fallou ci association bi la bokk gis nga li mu def kon ça veut dire que gars yi li leen boole aussi du ay conflit d'intérêt parce que nga nekkoon ci dara moom mu bëgg ko nga jox ko ndax mooy sa mag mooy sa président mooy sa xarit mooy sa lépp kon tey jii ñun ñëpp noonu la ñuy doxalee kenn ku ne président wax na ko sànq ku bëgg ku soxla lu sa moroom bëgg rek nga baal ko mu dem parce que làmb moo soxla tey ji unité làmb moo soxla développement làmb moo soxla jàppalante parce que fi ñu toll la si noonu rek lañ mën a def pour vaincre défi yi te je pense que lii exemple bu rafet la te exemple la boo xam ne tey jii ñi doon wax ne promoteurs yi di division la que promoteurs yi dañuy ànd mais dëgg du dëgg xam nga tey jii lii répondre na ay critiques yu bëri n'est-ce pas donc vraiment ñu koy rafetlu encore une fois te bépp nitu làmb ëxlu làmb kenn ku ne foo mënti féete lii war nga koo rafetlu voilà.